Ndiaye. ci kàddu gi mbokk yi nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Media. ceekit kanam gu xar ak tuñ yuy xar mu di lool ginnaaw xamaguñu jàngoro yi lu mu ak nees koy jële tax na kon ci ñi ñu nimmiku jàngoro ji foofee ci diwaanu Caaroy Géej yóbbu nañ leen ci benn site d'accueil ber leen fa ngir bañ ak wàllante am ci mu xam leen ne daal jël nañu kon dogalub tere mool yi ñu dem ci géej gi ba fekk ñuy xam la xew foofee ca Caaroy Géej ban xeetu jàngoro la mu teg ci ne ñi nga xamante ne ji ñoo gàll wàll wér gi ñoo ngi def seen kéemtalaay kàttan ngir lijjanti ko ñu déglu gouverneur région bu Ndakaaru Alhassane Sall lay wuyoo ca Caaroy Géej la yëkkatee yile kàddu fa la nekkoon tey ci suba ñu déglu ko Ndonga Ka. ay xale yu demoon nappi ji alors bi ñu ñëwee seen yaram commencé am ay futt ba jàpp ñeen ñi sax seen kanam ak yooyu phénomène bi entre démb ak tey dafa mel ne dafa yokk ndax démb ci guddi liste bi ñu waxoon nombre bi 82 personnes la woon mais tey nee nañ ñu mbir mi dem na ba romb 200 moo tax ñu def benn comité de crise bu nga xam ni dinaa ko jiite ñu jël xale yi en charge ci seen wàllu santé d'abord mais également def des prélèvements pour xam mal bi lan la. origine am lan la ak nan lañ ko mën a faje mais également def prélèvement ci ndox bi pour xam ba xam ndox bi c'est effectivement pollué ou pas ca am na prélèvement ñu def ca yaakaar nañ ni résultats yi dinañ ko jot ci lu dul yàgg parce que xale yi mënuñoo toog fii bu ñu ñëwee ba ñu jël leen xaw leen a xool faj leen ba nga xam ni téye nañ leen ñi nga xam ni mën nañ leen yóbbu ci benn site ñu xaarandikum dinañ leen fa yóbbu la maison de la femme bu nekk fii ci Thiaroye-sur-Mer ñu yóbbu leen foofu bu ko defee xale yi dem foofu toogandikum foofu mën leen a suivre bu baax le temps que vraiment ñu maîtriser situation bi ñu maîtriser maladie bi wax nañu xale itam pêcheurs yi bu ñu demati géej fan yi le temps que ñu pare ci li nga xam ne moom la ñuy liggéey liste bi ñi mu concerné gis nañu ñu bëre sax dëkkuñu Dakar ñu bëre ñii Saint-Louis la ñu jógee ñii Fass Boye ñii Diogo wax nañu itam ni Mbour am nañu fa jóge woon ca sax ci seen biir wax am na ñu nga xam ne njort nañ ni mbir mi dal na leen mais ñu ngi ci région yooyu lu ci mel ni xëy na secteur u Joal bi ak Mbour mais loolu du ñun mënuñu ko confirmer il faut que ñu liggéey ak autorités yi nekk foofu pour mën a xam. yi noonu lu aju ci prélèvement yi nga xam ne ñi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram def nañu ko ngir xam jàngoro ju ban xeetu jàngoro la résultat yi nga xam ne moo ci war a tukki nee nañu dina génn ci bëccëgu tey jile jaare ci waxtaanee wàllu wér-gu-yaram ba léegi ak woppi coronavirus gi ak tolluwaay gi ci réew mi tey ji am nañu fukki cas coronavirus ak juróom-ñaar yu yees ci juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn test yoo xamante ne ji def nañu ko kaay ak ni ñu tëddee nemmeeku nañu ci juróom-ñeenti cas communautaire ak it juróom-ñetti cas contact amul benn cas boo xamante ne ji bitim réew lu jógee dugg ci réew mi mu di cas importé di xibaar boobu ñoo ngi ko nangoo ci ministère de la santé ak action sociale. RFM rajo askan wi. wàllu njàng meeg coow lu ne woon cobbay ci diggante yenn ci école privée ak ay waajuri ndong école privée yi doon sàkku ñu fay weeri payoor weeri école yoo xamante ne ji ndongo yi jànguñu ko waajuri ndongo yi ne du ca dal mu juróon piccoog mbaalo jàmm akuk déggoo mujj na ca am protocole boobu signé woon nañu ko ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru octobre gi ñu génn ñu ñaari wàll yi bokk ci mu di ñiy teewal école privée yeeg ñiy teewal waajuri ndongo yi fa ñu déggoo mooy ñoom parents d'élèves yi noppi nañu kon ngir fay ñetti weer yooyu ñu leen di laaj école privée yi di ci dugal ak woyofal maanaam duñ fayandoo lépp dañuy seet nu mu gën a woyofee rek ñu daal di koy faye noone Anna Rocha Lita Lopez Faye. gannaaw ay weer ñu xëccoo parents d'élèves yi ak ñi jiite école privée yi fii ci Sénégal mujjee nañ déggoo ci mbirum ñetti weeru année scolaire bi nga xamante ne moom moo weesu Mamadou Cissé bokk na ci fédération nationale parents d'élèves boobu nga xamante ne bokk na ci privé laïque privé catholique waaye itam école franco-arabe yi. waxtaan ci diggante parents d'élèves école bu ci nekk ak ay administration école yi mooy permettre ñu lever contentieux yi mooy suñuy d'accord ci fay sax nañ leen ko assoupliral
ba nga xam ne fay bi mu nekk ci ay moratoire. bu ñu sukkandikoo ci directeur diocésain de l'enseignement catholique lu ci ëpp ci parents d'élèves yi nangu nañ formule bi nga xamante ne moom la seen école proposé ngir mu ñu mën a fay arriéré de frais de scolarité yooyu le frère Henri Birane Ndong moom mooy directeur collège du Sine bi nekk ca Fatick. fii ci collège du Sine mën naa ci boole sax Immaculée Conception Fatick parents d'élèves yi comprendre nañu protocole bi parce que ñun jël nañu temps pour expliquer leen li ëmb protocole pour faciliter paiement bi dañ ko scindé ci ay mensualité. waaye nag ba tey am na ay parents d'élèves yoo xamante ne teguñu xeex bi ci suufa yu ci mel ni collectif bi ëmb parents d'élèves école Dior bu Parcelles Assainies ba léegi ñu ngi maintenir seen i plainte madame Dieynaba Ngom ci ñoom la bokk. fédération yooyu di wax ne dañu signé ak les écoles privées et autres ñun xamuñu fu ñu nekkoon boobu ba léegi li nga xam ne tey dañ ci taxaw du xeex mais dañu bëgg ñu àtte ñu ku nekk dem sa yoon ndax wax dëgg yàlla ci dëkku yoon la ñu nekk. protocole d'accord bi nga xamante ne xaatim nañ ko ñaar fukki fan laata rentrée scolaire 2020-2021 gi ñu nekk wax nañ itam mbirum rattrapage quantum horaire gi lee bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Cissé ci junni ak juróomi téeméer ci école yi nekk ci privé bi fii ci Sénégal ci téeméer boo jël juróom-ñeent fukki yi jot nañ wëyal njàng mi. école bi nga xam ne fa la ñuy jàngalee ñi yàlla muur seeni bët mu di INEFJA nekk ca diwaanu Kees moo ñoom it door nañu seenum njàng foofe waaye ci ay jafe-jafe yu mat sëkk la ñu ko tàmbale loolee tax kon jiital INEFJA yëkkati kàddoom ci jamono joo xamante ne am na kuréel guy dimbaliwaate di organisation humanitaire gu fa demoon ngir di sàkku ci kilifa yi moom directeur yu INEFJA ñu gën a bàyyi xel école boobe partenaire it ku ci mën a jàpp nga jàpp ci ndax ñoo ngi ciy jafe-jafe Cheikh Anta Diop ca Kees. école bi ñuy tàggate silmaxa yi nekk fii ci diwaanu Thiès ñoom de ñu ngi yuuxu wàllu ndaxte nee nañ dañoo am jafe-jafe nu ñuy dalale ndongo yi ak lu jëm ci wàllu dëkkuwaay ak salle de classe yi Sakura Gueye mi nga xamante ne moom mooy directeur bi yuppi njàmbat yi nga xamante ne moom la ñu war a taxaw tembe. soxla nañu ay yeneen dimbal lu jëm ci ay salle de classe ay dortoir véhicule lu jëm ci oto parce que tey si tey nii suñu oto yi ñu yor fii sooxee nañu ñoom ñëpp ñoo ngi ci garage ba actuellement dañuy jaabante garage ba réparation ak ñëw daw jël ci xale yi yóbbu ñu jàngi dellu kon ku ñu jox oto itam dañuy jël un infirmier d'état. mu gis na nag nguur gi mi ngi ciy dugal loxoom waaye nee na loolu doyul ba tax na ñoom ñi ngi sàkku ci partenaires yi ñu dikki fii ci l'école bi jàppale ndongo yi nga xamante ne seen gët yi dafa sëgg. loolu le président de la République dégg ba réformer texte INEFJA yi ba tey si tey nii directeur INEFJA ñu koy nommé par décret présidentiel ñu koy wax ci conseil des ministres. ni INEFJA institut bu organisé wu la état moom mooy responsable éducation mais état pour mu def lépp des fois du yomb wala dana yéex loolu muy def bu amee ku ko ciy jàppale dafay baax. ab kuréel di solidarité humaine di ASI dikkoon nag ci l'école bi xool gis yenn jafe-jafe yi jox ndongo yi ay kaan ak ay téere alxuraan yoo xamante ne dañ koo bind ci méthode Braille. Khalifa Babacar Gueye mooy vice président bu ASI. kamil bi juróom-ñaari jukki la yëpp Braille la indaale juróom-ñaar fukki kan ak ñeent yoo xam ne INEFJA ko moom. ñu ngi sàkku nag ci yeneen partenaires yi ñu dikki fii ci l'école bi ndaxte ndongo yi de soxla nañu ko école la boo xamante ne mi ngi dox de waaye jafe-jafe yi bari na lool. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. beneen école bu bi ci jafe-jafe moo di école franco arabe ba nekk ca Sédhiou ca yoonu Marsassoum semaine ba l'école tijji ak léegi waaye ñoom daanaka dooruñu njàng mu foofe sabab li mooy ay classe ñu dugal gune yi ngir ñu jàng la ñu amul fukki classe ak ñaar ya fa nekk ñaar rek la ñu ci tabax amuñuy wanak yu gone yi mën di dem loolee tax kon kilifa yi l'école bi yëkkati seen kàddu di sàkku ci ñu taxaw ci rax ci dolli sànc yi ñu fa tàmbali woon di ko liggéey ñetti at a ngi yëfee demul cëng dikul mbay laar Sédhiou Max Kilik Kamfani. décor bi day daw yaram te it métti ci xool ci nit ku nekk ak ci ëttu école primaire franco arabe bi ci ñaari fukk ak ñaar ay classes yi ñu am ñaar rek la ñu tabax ab mbir bu jafe ci ndongo yi jàngalekat yi ak administration bi Ñoxor Diallo mooy directeur EFA. fu ñu toll nii ñaari classe rek moo fi nekk loo xamante ni tabax nañ ko nit mën na si dugg ci su des yëpp ay ñeegu ñax lañu fukk ñeegu ñax moo fi nekk moo xamante dañuy jënd ay kirnde ak bant di ko defar école état la pour ñu mën a liggéey sax actuellement sax dafa metti na parce que xale yi si naaj bi la ñuy nekk dafa metti trop ñu ubbi tey liggéey tey la parce que ku yore fukki abri provisoire xam ne lépp li ngay uti si biti nga koy jëlee te loolu yëpp ay moyens la laajte di ko ut classe bu nekk mën na la dikkal juróom benn junni donc metti na lool ñu ngi def lu ñu mën nag pour mën xale yi mën a commencé jàng. ab école bi nga xamante ne daanaka amul dara ñàkk ay toilettes ngir amal hygiène ndongo yi amuñu it ay table banc yu doy ak ay liggéey yu ñu tàmbalee ñetti at a ngi nii te tëx ak ba tey loolu di gën taral njàng
njàng mi ci ndongo yi di ñaawlu ku jiite boobay l'école. état de yónnee na fi benn entreprise bu ñëw pour tabax classe yi ñetti classe la ak toilette yi ren may ñetteelu at bi mënul jeex toilette amul mënul pare salle de classe yi mënuñu pare benn toilette amul fi te ñu ngi yore ñetti téeméer xale ak juróom-benn fukk ak juróom-benn lañ fi yore xale yi sax bu ñu soxlee tuur ndox sax si ñax yi la ñuy dem. ci EFA bi nekk ci yoonu Marsassoum administration bi niki it jàngalekat yi ñu ngi sakku ndimbal kilifa yi te sax di leen di ñaax ci mbir moomu nga xam ne day gàllankoor bu baax a baax lii di enseignement apprentissage yi foofee nuñ ko santaane. Max Euclide Kamfani ci Sédhiou ngir RFM. Max Euclide Kamfani ngeen di déglu rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi 13h13. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. lakk gawoon bërki bi ca marché Ocass ba ca Touba kuréel gi jaboote commerçant ya ca Touba ànd nañu ci li ñu am yéenay organiser waat marché Ocass boobe nee nañu it ni ko xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou santaane noone la ñu koy jëfe lu aju ca lakk gaak la ko sooke ba léegi amaguñ ca takk bu wér waaye police moom ma ngi cay def enquête Marema Diop ca Touba. kàddu gi benn la fii ci marché Ocass bu Touba jëmale ci saytuwaat waaye réorganiser bërëbu jënd ak jaay boobee association marchand ambulant yi nga xam ne dañ cee lorule bu baax a baax ne ñoom noppi nañ El Hadji Fall mooy seen président. lépp loo xam ne organisation la defaraat marché bi ba mu gën a moderne wu loolu ñun ànd nañ ci bu baax a baax a baax. ACIS nag ñi nga xam ne ñooy kuréel gi ëmb commerçant ak industriel yi ñoom nee nañ dinañ gunge autorité yi ci lu ni mel ndax kat li jot na. kon xam na ni am na ay failles ci am yoo xam si il faut ñu recevoir ko kon biñ demee ci suñ bi dee mu jëlee fa ndigal mu ni kon day wane ni rek liggéey bi moom fokk ñëpp ñoo ko seq réorganisation mënut a ñàkk ndax marché booy dugg daanaka pour nga am accès ci biir sax du yomb ngir garage taxi yaa ngi fii garage auto transport urbain yaa ngi fii. El Hadji Fall mi jiite ambulant yi di ci yokku ni nañ leen boole bu baax a baax ci waxtaan bi waaye nag gestu leen rawatina ci ay ndimbal la. ñi ngi pare tamit di xaar kilifa yi waaye lépp lu ci mën a am tamit nañ ci dugal yërmande parce que Sénégal rawatina Touba dafa bëri ay jeunes te secteur informel bi dafay am doole ba tax na lépp loo xamante ne ni tey ñi ngi ci rek dañuy xaar kilifa yi ak seen ndimbal ak seen yërmande ñu jàppale jeunes yi ndax sonn nañ. li nga xam ne nag moo waral lakk googee ni ngi démb ci marché Ocass bu Touba ba léegi mënaguñ koo joxoñ bu ñu sukkandikoo ci autorité yi yor enquête bi waaye ñu ngi xamal ni ñu ngi tijji seen ay buntu ba léegi di xaar ñi nga xam ne ñoo ci loru ñu ñëw déclarer seen perte yi Marema Diop fii ci Touba. RFM. ñi yëngu ci wàllum assurance ci réew mi ñoom ànduñu ci yenn jaaykat yi nga xamante ne ji du ñuy assurer seeni magasin loolee sax tax na ñu bëgg ci état bi mu jël ci matuwaay sant bépp jaaykat muy assurer marchandise am bu fekkee da ngaa nekk ci marché public yi ndax gis nañu ne am nay woyofal yoo xam ne danañ ko ci defal commerçant yi donc dem di assurer seeni njaay seeni magasin du doon luy diis ci ñoom El Hadji Diop mooy directeur exécutif adjoint bu association gi ëmb assureur yi ci Sénégal ñu déglu ko Alaaji Njogu Jeen. assureur yi def nañ police boo xam ni police spécifique la boo xam ni dañ ko defar pour marché public yi problème bi ci nekk mooy ñaari nit ñoo ci nekk ay assuré yi du occupant yi rek du commerçant yi kese commerçant yi ci lañu parce que ñoom ñoo koy occupé ñoom ñoo fay def aussi seen alal mais ñi leen loué cantine yi muy communes yi ñoom ñooy deuxième assuré yi donc il faut que ñu déggoo ak ñaar ñooñu pour jël leen en charge assureurs yi bëgg nañ leen jël mais il faut loolu ñu lijjanti ko li taxoon mu gën a gaaw bu doon ne état bi dafa jël ay responsabilités obligé leen ñuy assuré wu parce que tey li xew ñëpp gis nañ ko bu incendie marché amee li ñuy jëkk a def mooy taxaw ni waaw suñu alal yàqu na il faut ñu jàppale ñu il faut ñu dimbali ñu loolu mënul prospérer mënul jëmale réew kanam pour mu dem kanam il faut que ñu xam ne ñooñu dañ leen war a obligé ñu assurer obligation d'assurance des marchés publics communes yi seq ko ak donc occupant cantine yi. est-ce que du ne risque dëgg la marché saa su ne mën na tàkk moo waral ba yéen assureurs yi ngeen di seeral mbir yi pour commerçant yi. non loolu dañ ko wax nii mais ñàkk a xam moo ko indi mais ci ni ma la mën a waxee mooy tey proposition bi nga xam ne assureurs yi defar nañ ko ba pare muy police boo xam dañ ko defar uniquement pour marché yi donc boo ko xoolee njëg gi mu ngi commencé ci 10 000 ba 20 000 par cantine. xam nga loolu seerul loolu wax dëgg yàlla ku yore exploitation bu da nga ciy def ay valeur 50 millions buñ la waxee loolu ne la seer na xam nga ni loolu seerul xam nga 10 000 ba 20 000 loolu du xaalis. ak réero ñu nemmi ko ci diggante Aminata Touré ak Idrissa Seck li koy firndeel bokk na ci ne passation de service du am ci diggante kay dem ak ka fay ñëw ñu seet luy ne
njiital conseil économique social et environnemental USAID di Idrissa Seck nee nañu bi directeur administratif financier mu di DAF ak directeur ressources humaines bu kër ga bëggee woon a dem foofee ngir waxtaan ak seen collaborateurs yi wax leen fa liggéey ba toll dañ leen a bañal ñu dugg fa dégg it nañu ne Idrissa Seck santaane na kon ñu lu ñutu liggéeyu Aminata Touré ca conseil économique social ak environnemental mu di lool dafa juri ñaaxo ci seen diggante te it da koy gën a firndeel lu aju ci ñiy gëstu jéeme ci wàllu politique jàpp ne yëf yi du yem fii ku yebbu seentu diggante bi gën a ñagas te it mën naa juri loraange sax taxaw seetlu Barthélémy Mbissane Ngom. jafe-jafe bi daanaka foo ko natt weesu na ko diggante Idrissa Seck ak Aminata Touré pax bi mel ni luy gën a xóot bés bu yàlla sàkk kenn ku ci nekk ci ñoom di jéem a galgal sa morom waaye nag mbir mi boo ko seetloo du tey la tàmbali bu ñu sukkandikoo ci kàdduy Mamadou Sy Albert xam-xamam màcc ci wàllum politique. Aminata Touré dafa mas a xeex Idrissa Seck défendre Macky Sall à chaque fois que Idrissa Seck génn benn wax jëmale ko ci Macky Sall Aminata Touré ci ñoom ñu doon tontu Idrissa Seck dafa mel ni woon sax position bi mu amoon mooy position premier ministre joxoon na ko taxawaay bi nga xam ne amoon na gëdd amoon na confiance Macky Sall pour tontu Idrissa Seck léegi nag luy changer situation bi mooy que Idrissa Seck jege na président moom génne na majorité présidentielle loolu defe naa xeex boobu daal dina continuer mais ni muy forme bi xëy na mooy changer di bokk na léegi ci majorité moom mu ngi ci biti dina xeex Idrissa Seck dina xeex majorité présidentielle loolu moom lu wóor la. Pape Amadou Fall naka noonu it di analyste politique di directeur publication bu yéenekaay bi di la Gazette moom itam lu ne mel la wax fàttali ne Idrissa Seck ak Mimi Touré diggante gi dafa mus a ñagas. seen diggante dafa mus a neex Mimi Touré ku nekk xam na ni làmmiñam lay yore te su waree yëkkati li nga xam ne moom mooy kàddu dina ko wodd na mu gën a rafeti nag waaye bu waxee di nga xam ne kii li muy wax moom lu saf sàpp te fekk nag Idrissa Seck ci li nga xam ne mooy wàllu woowu dañuy wax rek ne seenu kuréeroo moom la ñu gën a séntu ne seenu ànd. Idrissa Seck ak Aminata Touré du tey la ñu tàmbalee wujjee diggante ñoom ñaar sax amul passation de service ba pare nag Aminata Touré ci bi muy def discours am tuddul benn yoon ki ko fa nar a wuutu Idrissa Seck moomee daal di yegsi moom itam tàmbalee def ay pexeem naka noonu la tere ki di directeur administratif ak financier ba ak ki di directeur ressources humaines ba ñu yegsi ci makkaanu conseil économique social ak environnemental ba noppi nag mu jël dogal ne dafa bëgg a càmbar yorinu Aminata Touré mu di ay acte ak ay dogal yoo nga xamante ni tax na ba ñu bëri njort ne méttit bi foo ko nat weesu na ko ci seen diggante ñoom ñaar waaye nag dana ami conséquence pour ñoom ñaar dina am xeex sur le plan politique mais conséquence def naa bu gën a rëy mooy que Idrissa Seck ni mu duggee ci majorité bi ni mu jógee président am na ñu ci àndul décision président boobu ci APR wala même ci Benno bi ñu ngi koy gis ñu ngi koy sentir am na ñi nga xam ne ànduñu ak doxalin boobu lu leen gën a lool mooy que Idrissa Seck bañ a ñëw ci majorité bi loolu Aminata Touré dina exploiter situation boobu gën a critiquer Idrissa Seck mais gën a won aussi mécontent yi suñu moytul lu di ko dal dina ko dal donc loolu mooy conséquence politique pour Aminata Touré maintenant Idrissa Seck conséquence bi mooy que dina jafe moom mu am confiance président de la République. tey ci wàllu yi nga xam ne moom mooy doxalinu politique Mimi Touré dañu séntu ne dina génn fi nga xam ne moom mooy APR dañu séntu xëy na fan yi ñuy ñëw dina ci wane dara ki nga xam ne moom mooy Idrissa Seck gëm nañ ne du mës a sey ci li nga xam ne moom mooy APR même li ñuy wax dana bokk yaakaar Idrissa Seck xalaatuñ ne dana ca sóobu ndax dana yore li nga xam ne moom mooy baatam pour di ko mën di yëkkati saa su ko neexee ci li jëm ci wàllu li nga xam ne moom mooy wàllu doxal ñu réew mi. Aminata Touré ak kii di Idrissa Seck daanaka bés bu nekk ñu yeewook ay xibaar lu jëm ci seen diggante mu di loo xamante ni nag yitteel na lool militant yu APR ba ci sax ñi faree ci mouvance présidentielle bi. société africaine de raffinage di SAR njiit la fa nekkoon bay dem di Serigne Boub jébbal na lenge yi tey jii kii di soxna Mariem Ndoye Dek Xeyane moom mi ñu dénk kër ga yees passation de service gi tey jii ci suba gi la amoon doonoon ci teewaayu président conseil d'administration bu kër ga. ak RFM kumpa jeex na. bëccëgu tey gi mooy bëccëg bi ñu jagleel màggal lii di foño ci réew mi fële kon ci diwaanu Tambacounda mbootaay gi ñu duppee groupement musulu kawli jaboote ay jigéen xëy ñoom it màggal bëccëg googe mu doonoon ndaje moom préfet bu Goudiri jaare na fa yëkkati ay kàddu di sàkku ci ndaw ñi ñu dellu ci mbay mi ndax teraanga ci moo gën di mbëkk gaal yi wutali bitim réew te du doon dara lu dul loraange yu muy jur xamle na it ne daal lu aju ci ñàkkum jumtuwaay ci wàllu mbay mi
bokk na ci li nga xamante ne jiit dafay néewal doole mbay mi ci boobu li diwaan Moussa Omar Gueye ciy leeral. bare na loo xam ne tey jii buñ ko toppatoowee ni mu waree ci département bu Goudiri ci kàddu kii di Amadou Koumba Ndiaye nekk préfet bu Goudiri dina tax daal ñi nga xam ne ñoom ñooy waxambaane yi toog am ci lu ñu jàpp bàyyi di dem ci mbëkk mi. maa ngi doon insister sur le fait que danoo war a fexe ba delluwaat si mbay mi ba pour édition bi nga xam ne moom mooy édition 2020 di 11e édition dans le monde. mais peut-être pour Goudiri mën naa wax ne moom mooy 3e édition bi filière Fognon mën a développé aussi dëkk bi. ci beneen fànn ki nga xam ne moom moo jiite filière Fognon ci département bu Goudiri xamle na ni ren lu toll ci téeméer ak juróom-benn fukki hectare daal dinañ koy bay ci wàllu Fognon waaye nag bëgg nañ ñu jàppale leen ci wàllu jumtukaay moo xam ay tracteur la ay moissonneuse ak ay batteuse ci lu jëm ci wàllu mbayum Fognon Fanta Soare moo jiite filière Fognon ci Goudiri. 14 communes yi yëpp àll la am ñu problème suuf dañuy am problème moyen mooy que li ma wax rek mooy ay tracteur mooy ay machine buy soq ay machine buy récolte comme ça ñu mën a koo transformer ñu mën a koo jaay même ren man def naa benn demande pour ma mën a nekk di génne ay semence Fognon. département bu Goudiri nag am nañu luy yëngu ci wàllub mbay waaye itim ba tey am na loo xam ni dafay sax ci àll bi ñu koy jëfandikoo di koy witt di koy jëfandikoo bokk na ci buy li nga xam moom la ñu naan gomme arabique ak leneen loo xam ni tey jii bu fekkee toppatoo nañ ko ni mu waree dina mën a wut ay xëy yoo xam ni dina téye waxambaane yi ak soxna yi laata kon ñuy topp yoonu mbëkk mi Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. RFM bitim réew dellu dalalaat Georges Déthié Diop maa ngi lay nuyuwaat Georges. maa ngi lay fay Mamadou Mohamed Ndiaye. réewum Gana la ñu koy doore ak procureur bay xeex guerre foofee di procureur anti corruption démissionné na ba noppi nag di ñaawlu daal dugal gokk kii di président Akufo-Addo dugal na ko loxoom cëpp liggéeyam. tax altine la tekki ndombal tànkam moom Martin Amidou muy joxuñ baaraamu tuuma nag ki nga xamante ne moo di njiitu réew ma Nana Akufo-Addo mi mu ne da doon def lépp ngir ab rapport wi nga xamante ne defoon na ko ci ab société offshore bi gouvernement bi créé woon ngir rapport boobee bañ a génn mu ko joxuñaat baaraamu tuuma moom njiitu réew mi ne da doon jéem moom daal juge et partie la jamono ji nga xamante ne rapport bi dafa joxoñ baaraamu tuuma ab doxalin gu sellul ci wàllu corruption ci biir présidence ba Martin Amadou ne président Akufo-Addo moom daal ci lettre de démission boobee joxoñ ko baaraamu tuuma ci wàllu ba guerre loolee tax sax ba ne moom mënatul def liggéeyam ci wàllu indépendance ci liggéeyam démission procureur ba nag procureur anticorruption boobee am jamono ji nga xamante ne ñu ngi waajal élection présidentielle ba foofu ca Ghana bi fas yéene am juróom-ñaari fan ci weeru décembre Nana Akufo-Addo bëgg fa amaat ñaareelu mandat fas yéene jongante nag ak ki nga xamante ne nekkoon na fa njiitu réew di John Dramani Mahama. Côte d'Ivoire la ñu jëm Alassane Dramane Ouattara moom nee na noppi na ngir waxtaan ak parti yi mu di PDC yi ak FPI. loole mu ngi ko xamle démb ci ab ndaje wi nga xamante ne amoon na ab conseil politique bu njëkk gannaaw élection ba biñ ko falaatee njiitu réew foofu ca Côte d'Ivoire mu ne nag ci wàllu woowu nangu naa dajewaat ak ñi nga xamante ne ñoo di waa FPI ak waa PDC yi bu ko soobee sax ñoom ñu delluwaat ca RHDP waaye mu leeral ne du mos a nangu ab transition am foofu ca Côte d'Ivoire kaddu yooyu mu ngi ko yëkki gannaaw bi mu amee ndaje mu njëkk ak ki nga xamante ne moo di Henri Konan Bédié fan yi ñu weesu. ñu sori lool Afrique dem fële ca réewum Amérique ak élection présidentielle lañ fa doon amal Donald Trump dàq na kenn koo xamante ne ji kilifa la woon ci réew mi ndax daal li Donald Trump di wax nañ njuuj njaaj dafa am ci élection yi moom safaan wala wax. bu ngi wuyoo Chris Krebs moom nag moo nekk directeur bu agence cybersécurité ak sécurité des infrastructures foofu ca Amérique mu ne dàq na ko te ca saasa lay jógee ca boobee poste président Trump loolu mu ngi ko xamle ca Twitter Chris Krebs moom daal moom dafa newoon ni élection yi nga xamante ne ñoo am ca États-Unis amul benn fraude ba ca am élection yu gën a bokk na ci élection yu gën a jaar yoon waaye Donald Trump gisewu ko noonu nee na kaddu yooyu nga xamante ne moom yëkki na ko moom Krebs yooyu daal méngoowul ak li nga xamante ne moo am ndax élection yi fraude gu bëree bëri la ci nemeeku loole tax mu jële ko ci poste boobee kii di Chris Krebs nag àdduna ca moom itam jaarale ko ci Twitter rafetlu li nga xamante ne moom la fa doon def ci itam yokk ci ab hashtag protégé
20 ñu jeexale kook wàlli wér-gi-yaram ak mbas mi candidat vaccin bu Pfizer vaccin bi Pfizer ne découvrir na ko ñu ne nag tey gii nii efficacité bi mu ngi ci 95% maanaam téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom laboratoire bi yokkaat nag chiffres yi nga xamante ne waxoon na ko ndax ay résultats yu bees ci essai clinique yi muy amal Pfizer ak partenaire am bi di BioNTech ci bu njëkk dañu ne woon ne vaccin boobu mu ngi efficace 90% maanaam téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ya kaddu yooyu nag ñu ngi ko yëkki gannaaw bi waa Moderna ne seeni vaccin ñoom efficacité am 94,5% la. maa ngi lay gërëm bu baax Georges. RFM Sport. bàkk ba jib na di yéene tàggat yaram gi ñu ci ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Diagne maa ngi lay nuyuwaat bu baax a baax. Cheikh maa ngi lay dellu di la fay Mamadou Mohamed. ay ca tournoi football UFOA la ñu koy dooree ak délégation Sénégal yi nga xamante ne ji tey jii ci ngoon la ñuy yegg fu ñu jëm. maanaam délégation yi nga xam te ñoom ñoo bokk ci tournoi gi de. du tournoi UFOA ñu jagleel ko moins de 20 ans yi. danañ tàmmale yegg si niki tey jii fii nii ci Sénégal ngir daal di wutali Thiès foofu nag dañuy daal di amal li nga xam te ne moo di googu de tournoi la ko jiitu nag tey jii suba gi sax daal nañ amal ab CRD ngir waajal ñi nga xam te daal moo di googu de tournoi dañ siy daal di déglu sax Mame Adama Ndour moom moo di président comité local d'organisation bu tournoi bu UFOA. délégation ñu ngi egsi tey incha allah équipe yi bëri dinañ ñëw officiel yi am na ñu ñëwoon arbitre yi egsi nañ léegi nag li def mooy fi mu nekk ne ñu teg nañ dispositif ba nga xam ne boo egsee rek ñu fekk la sa hôtel defaral sa test xool parce que aussi boo xoolee CAF permettre na xam nga au départ dañoo waxoon délégation yi 20 la woon plus 5 officiels léegi mën nañu ne ñu dem ba 30 dañoo bëgg ku ci am gàllankoor nga mun a weccoo sa jour yi lañ ne aussi il faut ñu teg aussi les mesures barrières yoo xam ne dañ ko def stade bi mooy wàllu masque yi bu loolu weesoo aussi match yi huis clos la du am spectateur du am ay ñu ko seetaan kon nag loolu aussi loolu lu ko war a aussi mooy mesures yoo xam ne CAF moo ko jël te loolu dinañu dimbale pour ba ñu bañ a wasaare ñu respecté aussi kaddu CAF loolu am solo la di wax ne aussi comité d'organisation bi aussi jël nañ matuwaay yëpp ci wàllu sécurité bi wàllu bon boo xoolee hébergement yeeg ak transport bi boobu léegi ñu ngi ci loolu je pense que yemb na ak jour d'entraînement yi bon léegi li si def mooy fi mu nekk nii ñu dalal gan yi bu baax a baax ba réussir suñu organisation. jàppale nag Sénégal moom mooy ubbi gi des tournois ci stade Lat Dior bu Thiès niki ajuma match bu njëkk diggam ak Sierra Leone ba ca des diggam ak Gambie ci groupe B ba ña fa nekk moo di Mali di équipe championne d'Afrique en titre ak Guinée-Bissau ak Cap-Vert ak itam ñii di waa Libéria jàppale na gi des tournois ka jël moom dana daal di qualifié ci Coupe d'Afrique bu ñu jagleel catégorie googule di moins de 20 ans yi Mohamed. dañuy dem ci diwaanu Mbaaw ndax ndimbal yi nga xam ne mairie ba da koy baaxee équipe yi mu di subvention de fam daal ñoo xamante ne ji tàmbali ne yëkkati seen kàddu di am lu ñu cay jébaane. rawatina ñii di waa Zac Mbao basket club ñoom nag nee nañ daal yëf yi dafa am parparloo ba tax ni fi mu toll nii daal ñu ngay dànkaafu lii di mairie ba nag daal na weddi lu ni mel ñu ànd seeg suñu ndaw bu ñu toogal foofu lay di Abdou Diouf Diagne. Ibrahima Kébé di président bu Zac Mbao basket club moo njëkk a attaqué moom mi muy ñaawlu lu tax at mu yàlla sàkk ñi jiite bokk moomeel bi duñu ko jox ndimbal. wax ci paasu mairie bu Mbao bi ni basketteurs yëpp jot nañ seen subvention mu nekk lu ñu jaaxal lool ndaxte ñun depuis 2014 am nañ suñu récépissé ñoo ngi suñu deuxième participation bu fédération sénégalaise de basketball deuxième division musuñoo toog te laajuñu subvention mairie ba te ñun musuñoo jot benn dërëm boo xamante ni si mairie bi jox nañu ko. tontu li nag daal di jógee ci ki nga xam ne moo yor kàddu mairie ba suñu sukkandikoo ci Njawar Sow Zac Mbao basket club nekkul ci base de données bu mairie bi. que bu ñu nee waa basket jot na fu leer lañ ko teg ñun mairie Mbao que club bi nga xam ne moom moo nekk lycée Mbao tey dafay entraîner muy Kër Mbaye Fall basket club jot nañu. club bi nga xam ne aussi tamit moo nekk ci stade de Mbao di fa entraîner ku jot nañu. waa Zac Mbao seen ñaxtu dégg nañ ko et que dinañ ko jël en compte aussi tamit ndaxte nag xam nañ ne club boobu bokkul woon ci suñu base de données waaye à partir de maintenant comme que yëglu nañ ba signalé wu incha allah dinañ ko ci intégré ba nga xam ne lépp lu ñuy defati aussi tamit lu jëm ci wàllu basket ñu boole leen ci. coow li tukkee ci ndimbal li nga xam ne dañ koy faral di jox association yi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu caada ak ci wàllu tàggat yaram nag ca commune bu Mbao mu ngi juddu ginnaaw bi nga xam ne nii ñu ngi doon présenté li nga xam ne mooy compte administratif bu atum 2019 RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. daal di jël autoroute bi bu tëli Koul nag ab communauté rurale la bu nekk ca département bu Tivaouane région bu Thiès ñoom nag ña fa yeewoo la ñu bëgg
moo di ñu daal leen tabaxal stade bi nga xamante ni daal danañ fa mën a tàggatu ci anam yi nga xamante ni noonu lañ ko daal di bëggee ñoom sax gile réclamation ñu ngi ko def gannaaw tournoi bu football bi ñu doon organisé foofu la ñaan def rek suñu ndaw bu ñu fa toogal di Cheikh Anta Diop. Koul di ab commune rurale diggante ma Ngaye Mékhé toll ci 4 kilomètres fii de ndaw ñi dañoo bëgg football lool ci ab tournoi intercommunalité bi nga xamante ni moom la maire Koul doon amal Modou Fall gis ne dañoo bëgg stade bu mucc ayib fii ci Koul. dañoo bëgg Koul ak stade am nekk royukaay 2015 lan clôturé woon suñu stade bi nekk Koul ren jii ñu defal suñu grille de protection foo amee stade am grille de protection da nga war a am tribune am ay projecteurs am gazon te loolu nag bu amee dañoo bëgg Koul nekk foo nga xam ne heure bu équipe nationale di entraîner mu ne pourquoi pas ñu dem Koul entraîner fa ndax loolu nag mooy tax ab commune mu gën a siiw ñu gën koo xam ndax équipe nationale bis bu ne woon ma ngi dem Koul fa entraîner jàpp naa ne loolu rek ndam la tund Kajoor gépp kon ne ñun tund Kajoor il faut que nañu xam ne am réew moom du ay wax du ay laneen war na jëf moo koy defal. di sàkku ci jëwriñ ji nga xamante ne moom moo yor wàllu tàggat yaram bu gunge leen ci ñu gis ne ci diggante dëkk bii di Koul ak Ngaye Mékhé am na ay ndaw yu mën a fubal yu fi nekk waaye nag terrain yi moo xaw a gàll góose. te ne jàpp naa ne maire Meewaan maire Koul maire Ngaye ak même maire Mérina na ànd xam loo nga xam ne ñu mën nañu ko defandoo ñu defandoo ko. di ab tournoi intercommunalité dajale woon nag ASC yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Koul Meewaan jàpp Ngaye Mékhé ba Mérina Dakhar ci mujjantal gi nag ASC Espoir bu Ngaye Mékhé moom moo daan 2 bal ci dara Riso. Qui gagne 2-0, 2 buts marqués par Fallou Diakhaté. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Fallou Diakhaté nag moo toj foofu. ndax dégg nga ko. déedéet kay reportage dégg nga ko fin bi. waaw dégg naa ko. waaye ne but marqué par Fallou Diakhaté ma ne ko Fallou Diakhaté foo toj. maa ngi dégg concurrence malal ci suuf. voilà kay ak sa concurrence. ma nga noonu bu ngeen fagaru de. waaw nañu fagaru rek. bone yaa ngi seen i tànk de. ma nga noonu may dégg suuf day. mbégte lay doon rek. ca dolli yàlla na ko yàlla jàppale. xam nga ñun dañoo topp ci tànk ñoom doyen Abdoulaye Diaw. bu ñu demee ba nekk ci ba am ñi nga xamante ni ñu ngi inspiré aussi ñun sant yàlla. effectivement Cheikh. ok Ndiaye maa ngi lay sant bu baax a baax. Universel Pousse ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Aminata Touré mu tagalu rëy dóor ab grand mbubbam bu weex gàccoo ay oram boole kook fas kanam gi ba mu mel ne weeru benn fan photo boobee moo nekk ci xët mu njëkk l'Observateur waxtaan wu yaatu te exclusif moom la yéenekaay bi xëy séq ak njiital conseil économique social ak environnemental ba woon Mimi contre-attaque noonu la journal bi tuddee waxtaan wi mu def ak Aminata Touré ubbil yéenekaay bi ca wax ja wax na ne moom Aminata Touré sàkku na ci ñu auditer conseil économique social ak environnemental doore ko ci atum 2013 gi ñu ko taxawale ba ci bés bi mu fi jógee moom Aminata Touré mu ne loolee bu ñu ko defee dana tax ñu xam kan mooy kan ak it ku ci nekk man kan nga gas ca conseil ba nee nit ak ngorom ak dayow mu di honneur am ak intégrité am amul njëkk li ñu koy waxal mu di dafa jël ay gëtam xippi ko teg ko ci toogu Macky Sall gi bëgg a doon président de la République li ci Aminata Touré tontu à l'Observateur moo di ci li ma xam ami ambition du délit idi mi ko teg soog moom Aminata Touré moom la journal Enquête xëyee gis ne fant si roog damantey xef ak tibbantey tànk gi am ci seen diggante ñoom ñaar mi ngi xeeñub guerre ci tànk yi defante la ñu nekk anki dina kay nañu teen ak du yomb ndax depuis 2013 Aminata Touré masutama Idrissa Seck dara fu mu masaan a génne wax Macky Sall dara rek Aminata Touré génn ci wet ga tontu ko léegi nag Idrissa Seck moom moomee vent moom mi appauvant di ndaamal Kajoor président conseil économique social ak environnemental di Idrissa Seck Walf Quotidien xëy na di ko ëppal lu rëy yéenekaay bi gis ne moom Idrissa Seck ay mbiram lu jar ab taxaw seetlu la ndax kilifa la gu am taxawaay bu dëgër ci géopolitique bi nit la ko kit lu ne dund na ko ci réew mi ndax 2004 mbamb nañu ko fi lu rëy ci coowal sànci Thiès yi ba ko ci doon tuumal ak jalgati gu toll ci juróom-benn fukki milliards tey ñu koy waxal banque ak daanu gu mu daanu ba dërëm yëratu ko ba mu jaral ko mu dem àndi jeeg Macky Sall Walf Quotidien gis ne moom Idrissa Seck mi ngi teg ay jéego yoo xam ne ba jant bi di fay dina ko topp ñu topp ji ko ci Sud Quotidien fekkat ko fa moom Idrissa Seck moom ak Omar Sarr ak Macky Sall ñoom ñaar ñooñee di Idrissa Seck ak Omar Sarr seenu dugg ci gouvernement Macky Sall bi Macky Sall mi ko def Sud Quotidien nee nañu li mu def jur na ay ñëgg-ñëggi xool ci majorité bi xool bu jeex ku jàng xibaar bi nekk ci xët mu njëkk Libération foo jaar amee ko gaalug looco gi yeboon ay migrants doon dem Espagne te frontière ji ci Cap-Vert am na benn waay bu newoon ca gaal ga mi ngi nit li ci Libération nenn ca na mbiree demee nee na ba ñuy jóge Mbuur di jël géej gi téeméeri doomi aadama ak juróom fukk ñoo ne woon ci gaal gi waaye bi gaal gi amee ay problème ba teere ji Cap-Vert juróom-benn fukki doomi aadama ak juróom-benn kott ñoo ca desoon ña ca des ñëpp ci géej gi la ñu des waa ji ne bi ñu demee ba tàmbalee am ay problème ci biir géej gi ba xam ne caaf tàmbale naa xam ñu tàmbalee lott tàmbalee tumuranke tàmbalee sonn ñenn ci ñi newoon ci gaal gi te mën a fëy dañoo cëppeelu ne dañuy witi ndimbal bi ñu góorgóorloo fëy ba yegg ci tefes gi ñañu dajel dañuy doon daw Duudu Seen di plongeur professionnel sauveteur ca Canaries am ñeent fukkeet ak
benn mi ngi wax ci l'observateur bés bi mu njëkkee génnee ñeenti néew ci géej gi tiim leen ñëpp di ay doomi sénégalais mu ne xale yi ñuy gis ñuy faatu ci gaal yi bu ñu yegg si déshydratation maanaam ñàkkum ndox ci seen yaram moo leen di faat mu ne bari na ci ñoo xam ne ci yoon wi la ñuy wàcc ba bu ñuy yegg si sax duñu nuru nit sursoi nañu te nag lu ngeen ci xamul doomi Sénégal yi defi pexe ba yegg Europe bu ñu yeggee ngir bëgg a am statut réfugié mu di ñu jàppe leen ni daw làqu ci Europe xeetu sos wu nekk dinañu ko sos am na ci sax ñuy dem ci tubaab bi ne ko suñu réew Sénégal guerre dafa am ci ñoo xam ne dañuy dem ne ay góor jigéen lañu mënu ñoo toog Sénégal ndax buñ fa toogee dañ leen di rey wala ñu tëj leen ñu tijji journal Tribune xooli fa feebar bu bees ba feeñ ca Caaroy Géej yéenekaay bi lañu ay fan ngi yoo xam ne dañuy gis ay nit ñuy jekk-jekk rek di gis ay picc ci seenu yaram ci seeni loxo ak kanam yuy xar te nag ci mooli ci la ñu ko gën a nemmee ko moo waral ñu jàpp ne ñàkkul produit bu ñu sotti ci géej gi ba tax mu jural leen musiba moomee l'observateur xëy dëggal xibaar bi ci xët bu njëkk boole kook photo yu koy firndeel wax ñu it ne feebar boobee tàmbalee feeñ ca Caaroy Géej bu ñu moytul dana law ba yegg ca Jiwaalo Popenguine wala ca Tubaab Jalaaw l'observateur dolli ñu ci ne kilifa yi caaxaane wu ñu loolee feeñ ca Caaroy Géej benn yoon moo waral ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr dem na fa dimb ci guddi ay boori mini ma nga woon ca Caaroy Géej réseaux sociaux yi géej la Vox Populi nañu kàngam bi ko waxoon juumal ndax jamono ji lu nekk ñoo ngi koy gis ci réseaux sociaux yi ci Facebook bi dem nañu ba di fa gis ay groupe ki langue yoo xamante ne ji yii toppukaa lañ leen tudde ya ca des groupe kaweuse ña ca nekk yàqub der ak suluy mbóot la ñu fa nekkee célébrité yu bari ci réew mi maanaam borom tur yi yéenekaay bi nee nañu ñoom la ñuy waatee Universel Pousse ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi xibaar yi gis-gis gis-gis ci rajo Futur Média ponk bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi li ñu ciy waxtaane mi ngi jëm ci xëyum ndaw ñi ndax wares naa mën a sukkandiku ci entrepreneuriat wala auto emploi ngir kon ndaw ñam luñ ci lu ñu jàpp ba génnee seen xel ci mbëkk mi di jël gaali loo cay wutali bitim réew bu dee lu mën a nekk la financement bañ leen cay gunge ana kon fan la ñu koy jaare moom la ñuy waxtaanee ak yéen ci gis-gis ci rajo Futur Média ñoo ngi ci jokko bi ak Saliou Keita jiite woon ni jamono ANPEJ di agence nationale pour l'emploi des jeunes ne woon it directeur général bu ANAMA agence nationale de l'appui aux marchands ambulants Saliou Keita maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar sëñ Mohamed. weneen wàll wi ci waxtaanee ñu ci ànd ak Yves Zale mooy président regroupement des diplômés chômeurs du Sénégal Yves Zale maa ngi lay nuyu. Mohamed maa ngi lay fay. Saliou Keita ma doore ak yow waxtaan wi soo ma ko permettre laaj bi moo di ndax jàpp nga ne wares naa mën a sukkandiku ci entrepreneuriat ak auto emploi ngir wutal ndaw ñi maanaam ngir ndaw yi réew mi am lu ñu mën a jàpp ba génnee seen xel ci mbëkk mi bu fekkente ne lu mën a nekk la ban financement la ñu koy defee. waaw Mohamed maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu di wax ni mbirum emploi des jeunes dafa nekk loo xam ne ni du gulet ci réew mi. emploi des jeunes dafa mës a posé aussi dëkk yu nekk ci àddina bi yépp ñun suñu réew mi bu ñuy wax Sénégal du fi gulet yàgg na fi am te dina fi yàggat di am dinay continuer di am parce que loolu aussi il faut que nit ñi am courage di ko wax li am solo mooy lan la ñuy def pour saafara ko te wax dëgg yàlla am na ay solution yoo xam ne ni teg nañ ko fi parce que entrepreneuriat solution la lu tax mu war a nekk solution au Sénégal parce que ñi nga xam ne ay ndaw la ñu maanaam entre 15 ans ba 35 ans boo xoolee li nga xam ne lim bi di ñëw ci marché de l'emploi chaque année on dit que c'est 200 000 emplois environ mais ci 200 000 yooyu dafa am 46% ñeent fukk ak juróom benn ñoo xam ne ni demuñu l'école jànguñu amuñu diplôme te bëgg nañu xëy mu am ñeneen ñoo xam ne ni 31% la ñu jàng nañu am na ay diplôme comme ñu mel ni ñoom Yves mais ñooñu am nañu diplôme mais mënuñu liggéey c'est-à-dire que boo xoolee système éducatif bi li ñu jàng méngoowul ak li nga xam ne ni marché de l'emploi bi la la soxla ba nga xam ne ni tey Mohamed 60 000 rek moo fi nekk loo xam ne mën nañ leen dugal donc bu boobaa il y a plus de 140 000 yoo xam ne ils sont laissés en rade loolu nag moo tax tey ñu jàpp ni entrepreneuriat war na mën a nekk entrepreneuriat mooy lal mooy auto emploi ab sénégalais bu jàpp ni moom mënul liggéey ci biir gouvernement mënul liggéey ci bureau yi na liggéeyal boppam mais nag bu fekkee da nga liggéeyal bëgg a liggéeyal sa bopp article 35 constitution de la république mooy état bi daf la war a gunge tey gis nañ ni loo xam ne am na fi tey jii boo xoolee président Macky Sall balaa muy ñëw au pouvoir il y avait beaucoup de structures
yoo xam ne ni ay ndaw lañ doon tàggat mais bu nekk nag de façon éparse lañ doon liggéey président Macky Sall mu ne il faut que mu am plus de cohérence ñan nañu supprimer li ñu supprimer anama si la bokkoon ma jiite koon ko mais tey kan moo mën a taxaw Sénégal nga ne 3FPT amul njëriñ kan moo mën a taxaw nga ne DER amul njëriñ moo tax ma ne souvent ñii di wax il faut pas que ñu nekk ay nihiliste nit boo gisee lu baax nga ne dafa baax waaye mën nañ ko yokk loolu laa bëgg dégg kon di wax ni président Macky Sall créé na ay centre d'incubation tey da ngay dem Linguère ñoom lan la ñu xam meew bi moo fa bari mais defal nañu ay transformation de produits laitiers boo demee Mbour tey am nañu loolu aussi transformation produits halieutiques dañuy xool potentialité yi nekk ci région bi ñu xool nan la ñuy tàggatee ndaw ñi ba ñu defal seen entreprise bopp ci loolu mu indi ay ADPME indi APDA indi ASEPEX ñu xool naka la ñuy leen di gunge ba def seen promotion produit yooyu kon dama ne ku bëgg a liggéey di nga liggéey mais boo bëggee taxaw ta nga naan li fi nekk dara baaxul mais dama ne même aux États-Unis en France foo mënta dem y a le chômage qui explose là-bas. Très bien. donc il faut que les gens aussi ñu bàyyi di nihilistes taxaw ne lu fi nekk dara baaxul ñoom lan lañ fi def. Très bien Saliou ñoom ñii di wax les jeunes chômeurs là. qu'est-ce qu'ils ont fait. tey di nga gis koo xam ne am na CDI mu bàyyi CDI ne dafay day dem immigration. Aujourd'hui l'Europe ce n'est pas la solution c'est de rester moo tax ma ne mbirum emploi ñëpp si war a dugal seen loxo muy société civile pour sensibiliser les jeunes muy secteur privé pour recruter les jeunes mettre leen en situation de stage te loolu la convention nationale état employeur mi ngi fi yi nga xam ne ni président Macky Sall nee na dem leen entreprise yi di liggéey waaye li ñu leen war a fay may supporter les 70%. kon bu ñu bëggee taxaw naa lu fi am dara baaxul financement DER baaxul et c'est pas des financements politiques il faut que les gens arrêtent aussi. Très bien. Moi j'étais à l'ANPEJ comme secrétaire général mais je vous dis bal wallahi mën naa ko waat yàlla personnellement defuma ko. jërëjëf Saliou Keita ci leeral yooyu xalaat boobee nga joxe maa ngi lay gërëm bu baax a baax Yves Zale. waaw maa ngi jégalu ci xaar bi laaj bi moo di gis nañu ndaw ñi di jël mbëkk mi ba mu jaral leen seen bakkan di des ci géej nee nañu réew mi ab liggéey fi amatul ñu bëgg a xam ndax tey warees naa mën a sukkandiku ci entrepreneuriat wala auto emploi ngir ndaw ñi mën a am ci luñ yëngu toog fii ci réew mi ba génnee seen xel ci mbëkk mi bu fekkente ne lu mën a nekk la ak ban financement la ñu koy defee. waaw jërëjëf Mouhamed li may njëkkee d'abord mooy damay jaale ñëpp ñi nga xam ne ñàkk nañ seen mbokk wala ñàkk nañ seen nit ci phénomène bi ñuy woowee Barça wala Barsax. jërëjëf. dellu si di am benn tontu bu ndaw bu may tontu monsieur Keita par rapport ak li mu wax ñun nekkuñu ay nihilistes ay doomu Sénégal lañ ay sénégalais la dañoo gis mu am une faille dans le secteur de l'emploi te preuve firnde bi ci gën a leer mooy maanaam ndaw yaa ngi dem di dee ci géej gi ndaw yooyu di dem di dee ci géej gi suñu amul lu leen gënal duñ dugg ci géej gi gisoo fii Sénégal képp koo xam ne ni am nga ci lu dëgër loo jàpp lu baax loo jàpp nga koy baax di dugg ci géej ba sa bakkan di ci def loolu moo amut li waral ndaw yi di dem ci géej gi mooy seen yaakaar dafa tas politique d'emploi moo fi amut insertion moo fi amut parce que suñu waxee amut ça ne veut pas dire que y a zéro mais da ngay xool de 0 à 100 su fekkee 15 wala 20% nga def 80% amut kon qui veut dire que c'est une donc il faudrait que les autorités réfléchissent maanaam ñu delloo seen xel jublu ci question bi wax ci dox ci ba solution mën ci am te ñun mënuñu concevoir ay doomu Sénégal di dee ci géej gi autorité kenn nangu cee wax kenn ñaangul sa wax ci te ñi dee Sénégal suñu deewoon France ñoom ñu dem jaale ji donc di loo xamante ne yu ñu naqari la te mu ngi wax di waxe problème emploi mais ñoom seen i ministre ñoo génn fi ne Sénégal amul problème emploi ñoom ñoo wax loolu ñu dellu si waat ñu wax ci financement yi ñun xam nañ financement yi li ci nekk financement yi c'est des financements politiques téeméeri nit jot financement soo demee juróom-ñetti fukk yëpp parce que ay militants lañ wala parce que dañoo am ay relation ak ñuy joxe financement bi looloo tax ñuy demandé ñu auditer financement yi ñun waxuñu DER baaxul kenn waxul DER baaxul dañoo wax ni DER nañ xool ñan la ñuy financé loolu la ñu wax ñun waxuñu ANPEJ baaxul loolu waxuñu baaxul dañoo ne fonctionnement boo baaxul idée bi wala esprit bi baax na mais idée su baaxee ci sa jëf ja baaxul lu muy jëriñ te ñun dañoo seetlu Sénégal day dëkk boo xam ne ay niche d'emploi dafay am mu ngi wax ñun joxe proposition ñun sax duñu joxe proposition ñoom ñun dans l'administration publique ñaata retraité lañu fa téye ñaata
nit ñoo xam ne dañu ngi lay jox ay privilèges ak avantages yoo xam ne c'est indu ñaata institutions yoo xam ne elles sont budgétivores di jël des milliards yoo xam ne amaluñ population benn njariñ lu dul jeunes yi di continuer di ñaxtu nee nañ emploi problème emploi amul Sénégal problème emploi soo amutoon Sénégal ñun dañu am structure de regroupement diplômés sans emploi am plus de 7000 adhérents plus de 100 000 sympathisants loolu emploi su amul dañ ko fi def yow moom Mamadou Mouhamed Ndiaye da ngaa dugg ci gaal gi dem Espagne wala Barça parce que da nga am ci loo jàpp mais jeune boo xam ne ñii ay ambulant la ñu woon amatuñu possibilité def ambulant ñi dañu doon jaay café Touba ñu tere leen fi ñu doon jaayee ñii nekkoon ci géej gi di ci liggéey dem na amatuñ dara ñooñu suñu découragé li nga war a def mooy woo leen wax ak ñoom defal leen wan leen yoon woo xamante ne danañ ci mën a jaar ba mën a def Sénégal parce que politique d' emploi état du Sénégal moo koy définir te emploi du entrepreneuriat kese emploi dafa am emploi li ñuy wax emploi public ñi nga xam ne état moo koy joxe mais su dee recrutement fonction publique bi dañuy jël seet ñu leen neex ñu dugal ñu leen neex ñu dugal ñu génne leen ku leen jege wala ku dem seen dëkkandoo wala nga ngay militer seen base ñu jël la dugal la suñ ñëwee ci entreprise privée publique bi ñaata entreprise ñoo ci yàqu te ñu ngi topp entrepreneuriat auto emploi wàññi nga ñaata petite et moyenne entreprise ñoom ñooy fay maanaam entreprise yoo xam ne day commencé mu jëkki ji doxati 64% téeméer boo jël juróom-benn fukki ak ñeent ci petite et moyenne entreprise si ñetti at suñ dawalee ñetti at dañuy tas kon qui veut dire que ñoom dañuy def seen fiche de responsabilité bëgg a forcer nit ñi auto emploi. Très bien. ak entrepreneuriat mais entrepreneuriat dafa am préalable dafa laaj accompagnement dafa laaj suivi mais mënoo jël financement nga jox ñu la neex ñu dem lekk xaalis remboursé wuñu après nga ngeen taxaw fii di xas jeunes yi wala di tuutal jeunes yi alors que li ñuy yor di koy séddale moomuñu ko c'est l'argent public. jërëjëf ce sont les finances publiques du Sénégal donc sénégalais yëpp ñoo ci bokk yem ku jàng ku jàngut ñëpp la ñu war a permettre nga am possibilité vivre réussir et mourir au Sénégal et non pas mourir dans la Méditerranée wala mourir dans le désert. à l'océan jërëjëf Yves Zale yaay président regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal gërëm it Saliou Keita mi ubbi woon waxtaan wi ancien secrétaire général bu ANPEJ ancien directeur général bu agence nationale d'appui aux marchands ambulants gërëm leen yéen ci ànd beeg rajo Futur Média mu ne woon gis-gis ne woon xibaaru dégg bëccëg gi ne woon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kaddu gi ne woon Abdoulaye Diop ci machine bi régisseur d'antenne pod Pape Omar Diaw réalisation Aladji Diogu Diène service digital Soxna Yacine Pouy ci kanam tuuti des na leen bàyyee ak Soxna Aminata Ndaw ci yëgle yi ak tàgge yi ci rajo Futur Média mbokk yi yàlla nañu yàlla dolli jàmm.